asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ci ITV ci xibaaru marax wi bisimila ñu daal di leen fas yéene daal di dégtal li nga xam ne moo gën a fës ci xibaaru tey yi. li ci jiitu mooy rek conseil municipal bu ville de Dakar ci teewaayu maire Dakar di Saham El Wardini ñoom nag doon nañu wote budget bi nga xam ne moom la ñu jagleel bërëb boobile ci atum 2021 lu ëpp juróom fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar moom la ñu wote conseil municipal ba yépp nag amul xaj ak seen ñépp ca ànd leneen la nga xam ne tamit moom lañ fa ràññee moo di ni waxtaane nañu lu jëm ci li ministre Omar Gueye daal di wax ci daal di dakkal nekk nu juróom benn ci ay ville yu nga xamante ni ville de Dakar ci la bopp loolee nag tax na coow lu bari am fa ba ca mujjantal ga ay jàppal bàyyi ak mbiicoog mbaalo moom moo ca amoon ci wàllu coronavirus ak li nga xam ni tamit moom la ñu ci dogal maanaam di tëj baar yi ak restaurant yi gouverneur bu ndakaaru nag moom nag sangu na ca ba set wecc daal di indi ay leeral nee na baar yi ak restaurant yi nag mën nañuy ubbi ba minuit bu minuit passé nag képp ku ubbi da ngaa war a am lu ñu tuddee autorisation spéciale bu nga xamante ni kilifa yi ñoo la ko jox moom nag moom moo nekkoon tey ji invité kennu askan wi bu El Hadji Malick Cissé dinañu dellusiwaat ci loolu ngir mu leer ci bopp nit ñi. ci wàllu yi tamit xeex li nga xam ni moo di rek faagaagal ak i tamit métital gi nga xamante nii rek teguñu ko fenn lu dul ci diggante góor ak jigéen waa Razid nag ñoom nee nañu daal fi mu toll nii dañoo am doxalin wu bees wu nga xam ni moom la ñu samp doxalin woowee nag mooy fexe ba askan wi gën a bokk ci xeex boobu nga xam ni moo jëm ci violence bi ñu jagleel wàllu jigéen ñi waaye tamit ba tax na taxawal nañu ay brigade yu ñu tuddee brigade de dénonciation maanaam di siiwal ak jébaane ñi nga xam ne ñooy def jëf ju ñaaw jooju foofee nag ca Kolda Sédhiou ak Ziguinchor la ñu samp barab yooyu la bisimila ci faram fàcce gi niñ ko waxee woon ci njalbeen gi rek ville bu Dakar di mairie bu Ndakaaru nag amaloon nañu seen conseil municipal niki talaata ki fa teewoon mooy madame Soham El Wardini nga xam ni moom mooy maire bu Ndakaaru ak préfet bu Dakar woote nañu nag budget bi nga xam ni moom la ñu jagleel Ndakaaru jëm ci wàllu 2021 budget boobu nag ci xayma ëpp na rek lu mat juróom fukk ak juróom-ñetti milliards ñi nga xam ne nag mooy conseil municipal bi ñëpp woote nañu budget boobee lu jëm ci wàllu nag dakkal juróom benn ci ay ville yi nga xamante ni jëwriñ ji ñu dénk wàllu woowu di monsieur Oumar Sarr daal dina koy Omar Gueye daal dina koy wax loolee nag jur na fa coow ci conseil municipal yi ñenn ñi d'accord ñu ci ba tax na coow loolee mujj na daal ca pàndaw la mu indi jaxasoo bu métti Nancy Diouf Seydina Mbaye. Sur Dakar il y a 19 communes mais sur Dakar il y a aussi une ville. ba léegi pënd mi wureegul ginnaaw bi Omar Gueye waxee ni ay gox yu ci mel ni ville de Dakar wala Thiès dañ leen di soppi def leen ay département ci conseil municipal bi war a voté budget 2021 bu ville de Dakar ñenn ci conseillers municipaux yi yëkkati nañ ci ay kàddu Ibrahima Diamé nekkoon fi maire Patte d'Oie di ñaawlu kàddu ministre bi. ministre de la décentralisation génn jox xar bi ñu baaraam occasion bi nag mënuñu koon dugal ci point ordre du jour bi pour waxtaan ci. mais motion lañ jël def ko ci ñàkkul beneen session buy ñëw conseil municipal bi dana am matu gën a jàng situation bi def ko ci point ordre du jour conseil municipal wu Dakar yi ñoo ne ñun conseil municipal wu Dakar ñooy ñaawlu di naqarlu kàddu yi jib ci ministre de la décentralisation bi sàkku ñu éliminer ville yu mel ni Dakar Guédiawaye Tëngéej Pikine ak Thiès. ñun ak juróomi communes yooyu danañ ànd nekk benn say pour xeex ko ci yoon bañ xeex ko ci tribunaux yi ñu ngi kon nag ñi ngi sàkku que gouvernement bi wax jooju ministre bi wax gouvernement bu mu ko ci topp na moom na dellu gannaaw na ko tuub ñun ñëpp nag danañ taxaw pour ndakaaru gi ñu nekk mu sax ndax tey Dakar moo mag réewum Sénégal mairie Dakar am na téeméeri at ak fanweer ak ñett kon tey bu ñu bëggee bëgg ko effacer loolu dana xaw doy waar ndax loi bi bis bu jàllee kenn dootul juddoo Dakar. Aminata Fall nag gisewul benn yoon li ni mel. man dañu def conseil ba pare
benn conseil jóg ni dafay wax ci actualité maanaam mbirum ville de Dakar ni dañ koy far wala duñ ko far fekk na man balaa ñuy wax loolu man jóg naa wax sama xalaat ndax boo nekkee ci mbir ñu ciy dogal da nga ciy teel a wax sa xalaat te man xalaat bi dafa yemboo ak sama gëm-gëm ak sama gis-gis. dama ni ville bi dañ ko war a xoolaat ban statut néew ma dañ ci war a def départementalisation néew ma dañ ko war a tuddee neneen mais dama ne nañ ko saytu nañu waxtaanaat xool budget bi naka lañ koy utiliser ba commune yëpp bokk ci yam-yam commune yëpp bokk ci moomeel. li ñu fi bëgg a jëlee ville yu mel ni Dakar Guédiawaye wala sax Thiès mu ngi wéy di jur coow ba léegi ci langum politique gi. ay ca ñu daal di àddu jëmale ci wàllu xeexum coronavirus ak dogal yi nga xamante ni tukkee na ci ministre de l'intérieur mu jëm ci tëj yenn salle de spectacle yi ak fi nga xam ne dañ fay jaayee lu mel ni boisson naka noonu yi tamit plage yeeg lu ni mel loolu yi nag ñi nga xamante ni nii daal ñoom ñoo ci yëngatu ñi ngi doon ñaxtu waaye gouverneur bu Ndakaaru nag indi na ay leeral daal di raxas boppam ba mu set wecc moom Alassane Sall nag nee na lu leer moom la ñu wax nee na ñu bar ak restaurant yi dinañ leen bàyyi ñu ubbi ba minuit bu minuit passé nag képp ku tijji da nga war a am autorisation bu spéciale bu nga xamante ni dañu la koy jébbal waaye nag moom mi nekkoon invité askan wi bu El Hadji Malick Cissé gën na leeral disposition yooyu ñu déglu ko. décret bi nga xam ni moom moo organiser secteur bi dafa ni débit de boisson koo mënti doon ak foo mën a nekk minuit da ngay tëj mu mën nag gouverneur mën na maye autorisation nit ñi yokk ci 2 heures de temps et cetera donc dem ba 2 heures du matin wala yu demee noonu danañ maye ba 2 heures du matin am na sax je crois ñoo xam ni am nañu may ba 3 heures du matin ñu arrêté léegi nag maye boobu comme exception la woon ñu ni nañ ko téye ndigum ajandikum le temps que ñu xool fu ñu jëm ak feebar bi. deuxième chose même décret bi dafa ni dañuy may débit de boisson xam nga débit de boisson vocation du abriter ay spectacle vocation mooy ñëw consommer li ngay consommer nga dem sa yoon donc ñu ni comme loolu la décret bi nii kon kenn waru fa way kenn waru fa fecc kenn waru fa def musique décret bi ko wax pas arrêté bi ma jël décret bi continuer mu ñu léegi loolu bu ñu bëggee def yooyu ñetti catégorie yooyu nañu demander là également autorisation lay doon dañ koy demander préfet wala ñu demander ko gouverneur bu ko defee ñu may leen ñuy def yooya mais loolu itam comme exception la ñu ni pour def en sorte que rassemblement yi gën a wàññeeku parce que am na ñu nga xam ne xëy na dañuy jug dem ca débit de boisson yi xëy na leen fay yóbbu musique bala xëy na wala fecc wala kii ñu ni yooyu itam nañ ko ajandigum en attendant ñuy passé mbas bi bu ñu gisee ñu def ko nag du xeex benn secteur du xeex benn communauté du soxore kenn du également fexe ba kenn ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci boobu ñu bañ a am nañ daan am parce que ña ngay liggéey ba minuit donc ku xëy 6 heures du matin ba minuit yaakaaruma ni ci entre minuit 2 heures du matin ngay amee loo amul woon ca heure boobu ca bu ñu ko defee nit ñi adapté ci loolu la ñuy desandi fële ca Saly nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yor restaurant yi am nañu njàqare lool ndax nee nañu daal bu ñu sàgganul ak dogal yi nga xamante ni tukkee na ci nguur gi ci wàllu coronavirus bi seeni restaurant dina tëj te ñu bari ci ñoom dinañu ñàkk seenub liggéey ñi ngi ñaan nag ñu daal di gën a woyofal mesures yooyu ngir ñoom ñu mën a liggéey rawatina ci jamono ji nga xamante ni nii ñi ngi jëm ci feetu Noël yi Mountaga Kane restaurant bile dafa daan fees dell ki nit waaye tey jii dara doxul. lu muy def ci ñun dafa rëy lool ndax ñun fi ñu toll nii ku ñu jàppalewul bu fekkee ne dafay wàññi suñu ay heures de travail di wàññi suñu ay temps ci li nga xamante moom la ñuy def ay animation di wàññi ci ñun suñu dem ak suñu dellu si secteur bi dafa agoniser ba pare dafa sonn lool léegi dafay gën a sonn. ñoom ñi yore restaurant yi fii ci Saly de ñoom ñëpp li ñuy ñaan mooy nguur gi daal di woyofal tënk bi ñu leen tënk. l'arrêté du ministre ñun duñ ko mën a commenter. waaye am nañu sañ-sañu ne leen autorité yi boo leen ñëwee seet suñu wala ngeen wooñu danañ leen wax ne leen danañu accompagner suñu bopp accompagner leen ci li ngeen bëgg. maintenant nag ñu toll fële fi ñu toll rek ne tëj leen parce que simplement am nañu bërëb yoo xamante ne melu comme suñu bërëb te ñun mun nañoo melokaan boo xamante ne moom la ñu wër vraiment.
lu ñu métti la. On risque d'avoir un grand manque à gagner. Maintenant, on n'a pas trop le choix. li ñu ñàkk ngir tënk bi ñu tënk bari na lool ginnaaw amuñu fexe foog ñu muñ wande suñu mënoon a am ñu woyefal tënk yi doon na baax lool. Petit peu tout en gardant les gestes barrières, c'est beaucoup plus intéressant. soo sàggantulee tënk bi ñu tënk askan wi ci yenn matuwaay yi mën na tax ba restaurant yu bëri daal di tëj. lu mu yàq moo bare parce que bu ñu liggéeyul ñun ñëpp à commencer par moi ñun ñëpp on va au chômage bu fekkee ne dañ koy tëj ñun ñëpp ñu wàññeeku dañuy wàññeeku te bu ñu wàññeeku dafay am lu muy yàq ci dëkk parce que ñun ñëpp ku ci nekk ñun boo amee fi dara rek da nga koy yóbbu ca kër ga nag dafa yàqu. feet yi nag bu fekkee liggéeyuñu mois de janvier bi moom xam naa c'est la querelle sur la paillasson et puis loolu moom ñaanuñu ko moo tax may interpeller le chef de l'État à tout moment. bu fekkente ne fii ci station balnéaire de Saly nga góorgóorlu ci respecté matuwaay ci biir Mbour moom askan wi dafa mel ni yëguñu sax ne mbas maa ngi fi. dogal bi ba léegi ngeen xam ni dañu nar a tëj lii di rek boîte de nuit yi ak i tamit salle yi nga xamante ni ci la ñuy amanale xeetu spectacle yu mel noonu boobaak léegi fukki weer a ngi ni artistes yi liggéeyuñu ba tax na ñu ngi fas yéene def ab sitting ñi nga xam ne nag ñoom dañuy béggee ak di dem ci spectacle yooyu ñoom daal di sénégalais yi nee nañu ñi ngi ci ginnaaw artistes yi di leen jàppale ndax lu mel noonu dina rek indi ay jafe-jafe yu metti ci seen wàllu liggéey waaye ñoom itamit fu ñuy dem di fa féexal seen xol dootuñu ko am Awa Thiaw Mountaga Gueye. ginnaaw fukki weer yu ñu toog liggéeyuñu musiciens yi nar a nekkaat ci tànk jël congé boîte de nuit ak salle de spectacle dina wàcc seen ay rideau nag deuxième vague bu coronavirus bi ñu enregistré ay mélomane bëgg loolu musique yi ñu dajal di wax ni ñoom boobu la décision neexu leen dara. li état bi war a xam rek mooy musiciens yi ñoom tamit ay boromi kër lañ quoi ay responsable leen. comme ni commerçant bi nekkee borom kër di joxe dépense noonu la musicien bi tamit yore ay famem bari tamit ñu bari ñu wéeru ci moom yaakaar ci moom di tedd ci moom kooku xam nga du ku ñuy kiyal daal kooku soo ko teree mu liggéey daanaka day métti ci moom ba kenn xamut tolluwaay bi. loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu wuñ ko dara parce que bu ñu tëjee yëf yi ñun tamit ci marché bi la ñu nekk di liggéey suñu affaire du dox ak yooyu waaw loolu moom wax dëgg yàlla rafetluñ ko noonu moom. nu man de noonu laa ko gisee. ci ñenn ci sénégalais yi ñuy wax ni état bi dafa war a xoolaat bi la décision. ñi nga xam ne tamit aar bi lañ am dafa leen confirmer ñaata mois ku ci mel ne ñoom ay décembre ku ci nekk génne nga sa single bu bees di ñaan yàlla pour décembre bi nga mun a am dara kon buñ kalee mbiri xam nga dafay metti daal. ñeneen ci ay sénégalais yi tamit di wax ni bu ñu respecté mesures barrières yi ci biir salle yi dina war a mën a tax problème bi daal di réglé wu. li ci war rek mooy nañu respecter mesures barrières yi parce que comme biñ teree salle de spectacle yi bàyyi marché yi pour man marché yeeg salle yi benn la parce que ñaar yëpp ay nit ñoo ci daje mbooloo mi dañuy bari et tout quoi léegi li ci war rek mooy ñu respecter kii takk masque yi et puis tamit booy dugg nga raxas say loxo quoi. ngir xeex tëj bi ñu war a tëj boîte de nuit ak salle de spectacle yi musiciens yi di wax ni dinañ amal ab sitting jeudi ca place de la nation. lépp ngir wax li leen métti. ñu àddu jëmale ci métital gi ñuy métital jigéen ñi loolu yi nag ñi nga xam ni ñoo di waa RADDHI du kuréel guy xeex ci fàll googu nag indi nañu maanaam doxalin wu bees ngir que ñu mën a am résultat yu baax ci xeex boobu ñuy xeex métital gi ñuy métital jigéen ñi ba tax na foofee ca Kolda ak Sédhiou ak Ziguinchor taxawal na fa lu ñu tuddee ay brigade de dénonciation maanaam ay kuréel yu nga xamante ni daal dañuy siiwal ak jébaane ñi nga xam ne ñooy def jëf ju ñaaw jooju teg ko ci deru jigéen ñi. Seydou Diatta. naam am na ay jéego yu ñu nemmeeku ci xeex mettital yu ñuy faral di teg ci ndoddi jigéen ñi ginnaaw taxawaay ñenn ci kuréel yu xeex lu nu mel waaye terewul ñu gis ne faw ñu yeesalaat taxawaay ak jéego yi gis-gis yu nu mel tax bi RADDHI taxawal mbootaayu jëm ci xeex lu nu mel ñu duppee ko brigade de dénonciation. dañoo gis ne métital bi dafa bari ci dëkk bi léegi nag ñi daal di taxawal ay kuréel boobu ñu ngi ko wooyee brigade de conscientisation et de dénonciation des violences basées sur le genre kuréel yooyu ñi fa nekk ay imam lañu ay chef de quartier lañu ay bajanu gox lañu ay leader communautaire lañu de manière générale dañuy dugg ci koñ yi ci gox yi di waxtaan ak nit ñi di wax leen lan mooy métital yan jafe-jafe lee indil nit ki
fii ci bët saalum réew mi mettital jigéen a ngi woy ci fànn yu wuute te bari madame Diawo Mariama Diallo bokk na ci boobule brigade. Malgré toutes les luttes qui sont en train d'être menées sur le terrain ñi ngi gis ne violence yi mi ngi persister xale yi ñu ngi leen di maye ba léegi excision bu ñuy wax nii ba léegi ñu ngi koy def maintenant c'est sous kii c'est dans le berceau lañ koy def wala ñu yóbbu leen ci frontières yi ñu ngi gis viol yi mi ngi am ak violence économique bi bëgg nañu tey réseau des brigades de dénonciation gën a mën a taxaw xeex boobu. xeltukat bi ci wàllu yoon ak yoonal Rosner Al Soutin moom daanaka njort gu rafet la am ginnaaw bu ñu taxawale bii les brigades. boo xoolee ba xool bii pas du police du gendarmerie du armée du tribunal population yi seen bopp ñoom ñoo jóg ne dañuy xeex violence ñu teg jigéen boole seen doole créer benn réseau pour fexe ba xeexandoo di xàccandoo di dóorandoo. ci diir ñett fan la ñu tàgg mboolem membre brigade bi ngir jox leen ay jumtukaay yuy tax ñu mën a amal seen liggéey na mu waree. dañuy daal di dem ba fële ca camp Lemonnier direction bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllu matériel gi ci biir l'armée gi nag jot nañu ay camion ak jumtuwaay yu am solo ci teewaayu chef d'état-major général des armées monsieur Birame Diop mu nekk nag ay camions yi nga xam ne réewum Turquie ñoom ñoo ko may l'armée gi waaye tamit am na fukki camion ak benn bus bu nga xam ni defaraat nañu ko ci jàppandalu ñi nga xamante ni rek moo di budgétaire bu corps aérien ñoom i tamit jàpp nañu ci mbir mi. loolu yi nag dina tax ba ñi nga xam ni ñoom ñoo di rek stagiaires yi di mën di dem di dikk di mën a amal yi tamit seen formation ci anam yu baax waaye tamit gën a rek dooleel li nga xam ni moo di parc automobile bi Mouhamad Rasoul Kane Seydina Mbaye. ñu daal di joxe fukk ak juróom-ñetti camion waa direction matériel des armées waaye tamit nguur Turquie jox nguur Sénégal ay jumtukaay bi soxal armée bi ci jumtukaay yooyu. am na ay munitions yoo xam ne dañ ko bañ a génne ngir moytu lépp liy indi ay jafe-jafe ci kaaraange gi kàddu yooyu nag colonel Diadji Diop moo ko yëkkati. mu nekk deuxième pàccu camion ci programme boobu parce que programme bi téeméer la ak fukki camion ak fukki camion jot nañu fukk ak ñaar mat na ñaari weer tey jii ñu jot fukk ak juróom-ñett muy fanweer en janvier am na beneen lot. buy ñëwaat donc ba kere ñuy atteindre nombre boobu nga xam ne moom la ñu prévoir. deuxième lot bi moo di matériel bi nga xam ne gouvernement turc ñoo ñu ko may. di ay fetal yu xarañ ak ay équipement yoo nga xam ni ñi nga xam ne ñooy déminer ci terrain bi ñoo koy sol moo leen di protéger. ak ay munitions yoo nga xam ni wanewuñ leen fii mais jot nañ ci wax dëgg yàlla ba denc leen fi ñu leen war a denc. ca loole direction bi ak ndimbal corps aérien bi. defaraatu lu toll ci fukki camion ak benn bus. ginnaaw loolu war nañu aussi chef d'état-major général des armées oto yi nga xam ni ñi ngi fi woon sax mais dañu paanoon nekk ñu woon en bon état ñu jël leen dugal leen suñuy atelier mu di fukki Mercedes 10-17 yoo nga xam ni ñoo leen génne ci suñuy atelier présenté ko mais loolu mën naa ni première partie la parce que programme bi ëpp na loolu. mais lii moo pareegun mais programme baa ngi continuer ñu présenté ko aussi benn bus parce que bari na aussi ay bus yoo nga xam ne actuellement dañoo gaare dawuñu ñi ngi leen di reprendre benn par benn. chef d'état-major bu armée bi di kontaan ci bus yu ñu joxe. Birame Diop di wax loolu nag dina yombalal dem ak dikk ñiy jàng ci seeni centre yi waaye dina dooleel seen parc yi. recevoir aussi ay bus yoo xam ni. liñ ci namm mooy pour dimbale suñu école yi nga xam ni dañu soxla ay bus dans le cadre de la formation de leurs stagiaires mais aussi renforcer parc bi nga xam ni moom la ñu mettre en place pour transport suñu personnel yi suñuy liggéey si ak suñuy ñibbi seen kër. jumtukaay yooyu yi ñu jot dina tax waa armée bi tàggoog seeni jafe-jafe waaye tamit mu yombal seen dem ak dikk. lii nag di yokk seeni doole ngir ñu gën a mën a def seeni liggéey.
fële ca Mbambilor municipalité ba di maire ba nag def na lu am solo jëmale ko ci ndaw ñi muy tàggat leen ba ñu mën a am xëy lu mat juróom fukk ak juróom-ñeenti bourse jox nañ ko ndaw ñi moom maire ba sax wax na ni ginnaaw bu ñu leen tàggatee ba ñu am métier moom dina ci jàpp bu baax ngir itamit ñu daal di mun a am liggéey. Babacar Seck. ngir mën leen a may ñu am métier commune bu Mbambilor may na juróom fukki ndaw ak juróom-ñeent ay bourse ngir ñu tàggat leen ci climatisation ak vulcanisation automobile la. ndax centre bu mel nii am ci Sénégal président de la République jël ay moyens def ci pour ndaw ñi am métier yaakaar naa centre bi war na nekk centre yi gën a fees ëpp mbooloo ëpp ay ndaw ndax dafay tax ba ñi doon xalaat dem bitim réew di jël ci gaali locceek yooyu loolu mën a jeex ndax kenn ku ci ne dina am métier moo xam ne bu la collectivité territoriale ba nga jógee jàppalee taxaw la dina la permettre ëllëg nga mën a ubbi sa garage wala nga am métier moo xam ne dina la may nga mën ci yor sa njaboot. tàggat bi li tax moo am mooy lëkkaloo bi dox diggante commune bu Mbambilor ak centre sectoriel de formation bu Diamniadio. centre bi daal moom liggéeyam mooy former waaye tey nii soxla nañu que collectivité territoriale yi lu mel ni mairie comme tey mairie Bambilor bi ñëw parrainer ay jeunes parce que problème bi lu ci ëpp moom mooy jeunes yi amuñu ay moyens pour tey nii fay seen formation suñu amee tey mairie bu mel ni Bambilor wala mairie de Diamniadio wala beneen mairie boo xam ne tey dina gunge xale yi jox leen ay bourses pour que xale yi mën a former leen loolu yaakaar naa dina favoriser xale yi ñu gën a mën a ñeme formation professionnelle. commune Mbambilor du ñu yem ci tàggat ndaw ñi dinañ fexe organiser leen ngir ñu mën si am koom. ci ñi nga xam ne ñooy génn ci centre bi ñu regrouper leen en association am des récépissés ñu jéem a xool nan lañ leen di insérer dans le tissu industriel pour que ñu mën a nekk ëllëg ay entrepreneur mën a gérer bu baax vraiment li ñu jëlee fii yaakaar naa doo fayal nit ki mu jàng ba moom am métier nga bàyyi ko muy taxawaalu ci mbedd mi donc dañ leen war a accompagner pour que ëllëg ñu mën a nekk ay entrepreneur en tout cas loolu mooy objectif. atum 2021 bii di ñëw lu tollook juróom benn fukki ndaw commune bu Mbambilor fas na leen yéene yóbbu ci centre sectoriel bi loolu bokk ci lëkkaloo bin xaatim. ci diwaan boobu sax la ñuy desandi Babacar Seck daal di wax ci wàllu politique fédération départementale PDS bu Tëngéej ak bu Bargny nag ñoom daal di nañu rek dajaloo bu am solo ci loolu nag ki nga xam ni mooy maire bu ville ba moom la ñu samp def ko secrétaire général adjoint commission bi nag ñi ngi dalal xelu fédération bi ci lu jëm ci wàllu njaayum carte mi lépp dina jaar yoon waaye tamit wax nañu seen xalaat ci li nga xam ni mooy projet bi ministre bi di Omar Gueye daal di wax jëmale ko ci wàllu dakkal yenn ville yi te Tëngéej ca bokk ci Issa Paye responsable PDS section Rufisque Nord ci micro Babacar Seck. ñi nga xamante ne ñooy responsable yi ak coordonnateurs yi fi toog depuis bi nga xamante ne parti bi dafa daanu ba léegi 2012 ñoom ñi ñoo ŋànk parti bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy militants yi ak militants yi tey la ñu gën a laxasaayu pour que Karim ñibbisi fii ci Sénégal pour préparer wu pour 2024 jël réew mi ñun ñi nga xamante ne ñoo ŋànk département bu Tëngéej muy ñaari fédération yi Tëngéej ak Bargny ñu ngi rassurer commission nationale bi ne incha allah lépp fii ci département bi jàmm rek ak salaam responsable yi dinañ génne benn bataaxal pour wax leen lii nga xamante ne mooy seen position ci li nguur gi dëkkmal ci collectivité territoriale yi maanaam xalaat bi ñu am pour supprimer capital yu mag yi ville yu mag yi te Tëngéej bokk ci te dara undu ko lu dul ay préoccupations politiciennes. ginnaaw nag génn boobu nga xam ne fédération départementale bu Rufisque bu PDS ci wàllu placement carte yi def nañu ko ñenn nag daal di nañuy génn rek ñoom itamit commencé ci indi coow ndax daal nee nañu ni nga xam ni noonu la secrétaire général bi di Daouda Niang di maire dëkk ba di doxale teguwul ci yoon ba pare dafa jël doole ji muy jëlee ci ville bi di ko xeexee ñenn ci ñi nga xamante ne nii rek bokkuñu ak moom gis-gis ñu daal di ci déglu Guité Diop di responsable fédération des cadre PDS bu Rufisque ci micro Babacar Seck. taxaw temm
pour faire face aux agissements de Daouda Niang parce que il faut ñu jàmmaarloo moom parce que ni mu bëggee doxalee parti bi ni mu bëggee yóbbu parti bi dañoo jàpp ne loolu du yoon moo tax ñu teew fii tey parce que yaakaar nañ ne tey jii at yi nga xamante ne Daouda Niang am na ko yàlla def mu nekk maire jiite mairie Tëngéej war a uuf ñëpp tey jii dañoo gis ne loolu dara amu si uuful ñëpp dafa jël parti bi def ko moomeel bu tayee mu ne diw la bu subaa mu ne diw la gannaaw suba mu ne diw la te loolu ñëpp xam nañ ne loolu doxalul parti gis nañ aussi que ne maire Daouda Niang ba mu fi toogee ba léegi saa yu parti bi nekkee ci jafe-jafe saa yu parti bi soxlaa pour mu taxaw jàmmaarloo ak régime bi dafay waaf kenn du ko gis kenn du ko dégg parfois sax mu jël avion ne tir dem yoonam fallait que ñu dénoncer ko bu ko defee parti bi xam ko moyens yi ko yàlla jox dafa war a yaatal pour que parti bi jëm kanam mais loolu yëpp defu ko li muy def yëpp moom mooy suñuy adversaire politique ñooñu lay engraisser suñu adversaire politique ñooñu lay dooleel. fële ca Guinée samp gi nga xam ni samp nañ ko Alpha Condé nag ñu bari ci ay njiitu réew teewuñu fa loolu nag ki nga xam ne moo di Bruno Sonko xam-xamam màcc ci fànn boobu xamle na ni lu ñu mën a comprendre la ndaxte état yi am nañu daal ay jeux yu nga xamante ni moom la ñuy taxawal ba tax na ñenn ci président yi li tax teewuñu fa mën nañ ko comprendre Bruno Sonko ci micro Sophia Ba. situation Afrique de l'Ouest bëri na tolof parce que gis nañ ne que ci fan yi amoon ay élections yu amoon Guinée Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk gis nañ ne amoon ay tension njiitu réew mi déggoowuñu ñii nee neen ànd nañ ci troisième mandat ñii d'accord uñu ci donc tey gis nañ que Guinée ak Côte d'Ivoire président yi forcé neen ba am ñetteel mandat donc ñeneen ñi d'accord uñu ci donc loolu forcément di andi jafe-jafe diggante njiitu réew mi dëgg bi kenn xamu ko mais mun na nekk loolu moo tax ne peut-être que Alpha Condé Macky Sall wala ñeneen ñëwuñu peut-être Guinée-Bissau moom loolu moom lu leer la parce que président Guinée-Bissau wax na clairement que d'accordul Sénégal yónnee na délégation ak ministre Aïssata Tall Sall donc xam naa ne Macky Sall peut-être tension la doon bañ fësal mais lu tax ñëwul jox na officiellement prétexte que Côte d'Ivoire la jege woon mais dëgg la am na incidence mais gëm naa ne daal que si kanam nguur yi neen dégg di ngeen waxtaan gën a déggoo donc lépp nekkaat normal. ku nekk dee topp sa propre agenda kii toog njiit réew Sénégal lu ko neex ak njiit réew Guinée lu ko neex lay topp donc mënuñu déggoo seen intérêt personnel la ñuy topp au-delà de peut-être intérêt national mais gëm naa ne daal fii Sénégal bëri na Guinéen Guinée bëri na Sénégalais gëm naa ne daal si kanam tuuti dina delloo seen xel ànd jëm a waxtaan ñëpp déggoo daal loolu laa jàpp. Alpha Wali Diallo moom gis-gisam moo di ni rek li xew ni lu doy waar la ba tax na itamit moom mi ngi woote rek ngir ñu defaraat taxawaayu CEDEAO joyantiwaat ko ba li nga xamante ni moom mooy rôle bi ñuy xaar ci moom mu mën ko daal di doxal Alpha Wali Diallo ci micro Sophia Ba. président yi yenn saa yi dañuy def yëfu duñ koy waxee politicien rek diggante Sénégal Guinée-Bissau ba Sierra Leone rattax na ci niveau askan wi ba nga xam ne ni askan wi doful dana xam ne que ni njiit yi ci période élection yi ñuy jël ñoom gëmuñu yooyu waaye xam nga nguur bu ci nekk da ngay fiir fu ci nekk ngay gisee problème noonu laa ko li am solo mooy mesures yi ñuy jël bu ñu nee kat élection am na xaaral ñu tëj suñu frontière rek diw askan wi la ñuy sonal parce que ni ñu demee ñun jënd ak jaay la ci frontière mësuñu ko tëj nit ñi mën nga xëy suba tey yendu Gambie dellu si jënd ak jaay ñu ngi koy defee donc am na décision yoo xam ne nii buñ ko jëlee rek sa askan ngay jëkke gaaj te gëm naa ni Alpha Condé li mu defoon xëy na parce que bu ñuy seet aussi naataangoom yi nga xam ne ñi ngi nekk Sénégal Sierra Leone ak Guinée-Bissau dañ leen beddi ci élection yi bokkuñu xëy na poids électoral la boo xam ne ni jaaxaloon na ko parce que dafay mel ni que ni ñu si bari ànduñoo ak moom mu jël considération politique yooyu.
ñu àddu jëmale ci tolluwaayu coronavirus bi ci jamono ji mu mel ni que cas yi mi ngi xal di yokk ndax tey jii rek am nañu téeméer ak ñaar fukki cas yu nga xamante ni am nañu doomu jàngoro bi juróom-ñett fukk ak juróom ay cas communautaire lañu ñu nga xamante ni daal ci mbooloo lañ ko jëlee wala kenn xamul ku leen ko wàll téeméer ak juróom-benn nag wér nañu ba ñibbi seen ay kër juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñeent ñoom ñoo nekk ñu leen di saytu seen wér-gi-yaram ñi nga xam ne nag ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñuy gën di ñaax nit ñi rek ñu gën a jël seen i matuwaay ci wàllu mesure barrière ak i tamit takk masque yi ak di raxas loxo yi ngir jàngoro ji dellu ginnaaw. ci wàllu découverte dañuy daal di dem ba Somone lagune ba di rek fu nga xamante ni barabu ndox la bu taaru lool ñi nga xam ne nag ñoo di askan wi lëkkaloo ak ñii di autorités yi fexe nañu ba bërëb ba gën a daal di naat gën a daal di ànd ak li nga xam ni moo di alam ga ñu daal di saxalaat lu bari ci wàllu biodiversité lu mel ni njanaaw yeeg lu ñu mel dellusiwaat fa mu nekk barab bu neex a doxanto nekk i tamit barab bu neex a seen muntagakan askan yi dëkkee ci booru lagune Somone bi mosuñu des ginnaaw ci fexe ba lagune bi bañ a yàqu seen taxawaay tax ba tey mu nekk réserve d'intérêt communautaire ba ci aire marine protégée. askan wi ci liggéey bi dëgg-dëgg gis nañ ci seen bopp parce que man mi ci askan wi laa bokk te ci liggéey bi dama cee représenté askan wi. du ma ne personnellement gis nañu seen bopp dama naan gis nañu suñu bopp. parce que comme bi fi jóge tey jii ci organisation bi fi nekk te aussi ca njëlbeen ba ñun askan wi ñoo doon jóg di jëmbat dex gi nga xam ne mangi bi fi nekkoon dafa yàq woon complètement ba tey jii ñu gis dex gi mu développé ba ku nekk bëgg a dëkk ci si Somone wala Guéréo wala Thiafra wala Soroxsab lagune bi moo tax. ñiy saytu bërëb bi li ñuy góobee ci liy tukkee ci bërëb dañ koy séddale ci anam yu leer ASC yi di association sportive yi ak mbootaayu jigéen ñi ñoom it bokk nañu ci ñi liggéey ba bërëb bi mel ni mu mel tey. ñu jël 20% ñu séddale ko jigéen ñi seen GIE. 20% éco-garde ñi nga xam ne ci askan bi lañ jóge ci village yi lañ jóge ñoom ñooy éco-garde yi parce que ñun ay fonctionnaires lañ ay agents de l'État mais dafa am ay éco-garde yoo xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi donc 20% yooyu. moom éco-garde yi ñoom ñoo ko moom mooy maanaam seen motivation parce que mënuñ koo tuddee salaire mais motivation la waaw mais loolu yëpp pour wax dëgg aar seen diwaan rek moo leen yëkkati. 40% parce que am na ay pont ak ay yoon yoo xam ne ci nawet bi dañuy yàqu donc yooyu yëpp il faut nga defaraat ko donc 40% bi ñu jël ko jagleel ko yooyu loolu. mairie réserve bi dafa nekk dafa ñaari kii ñoo ko seq muy commune Somone ak commune Sindia parce que dëkk yooyu ma lim ay Thiafra Guéréo Soroxsab ñoom ñu ngi bokk commune Sindia lañ bokk donc ak commune Somone donc mairie yi ku ci nekk am nga foofu 5% muy 10% mairie Somone day am 5% mairie Sindia am 5% donc lépp di 10%. 10% yi des ñu ne comme que bureau yi dañoo yor fa la ay bureau donc ndox mi dañuy fay ndox parce que état bi jëlul en charge ndox dañuy ak ndox ak ay imprimés yoo xam ne ñu ngi foofu ñu ne kon 10% yi nañ ko jagleel loolu. donc maanaam grosso modo loolu moom mooy clé de répartition bi nga xam ne moom la ñuy def fii. restaurateurs yi nga xamante ne Covid bi xawoon na leen a faagaagal bëgg nañu trop ci li activités yi tàmbaliwaat. ñun dañuy commencé ne Saly bu ñuy wax ay jamono Saly mooy plage yu rafet yi sable bi kon Somone itam destination Somone su nekkutoon lagune bi mën nañ wax ne hôtel du fi nekk Cheikh Rasta du fi nekk keneen du fi nekk Somone daal bu ñu koy wax lagune bi moo tax kon source bi. lagune bi la waaw ñu ngi sant nag mais ku ne xam na ne ak feebar bi am ren pandémie bi gis nañ ne depuis mois de mars tourisme sooxe na lool mais terewul vraiment découragé wuñu ñu ngi fi ñun ñëpp di xeex pour bu fi feebar bi jógee Sénégal revenir encore en force. su fekkente ni askan wi day boole nañu leen ci gestion wu bërëb bi am na si ñoo xamante ni ñoom kontaanuñu benn. lagune bi gisuñu suñu bopp parce que aussi lagune bi nu muy doxee ñun au niveau du village ñun xamuñu si lu bari. parce que aussi nëgër bi bu ñu demee bañ lañ lagune bi lu mel ni lagune bi wala lu mel ni sunu terre yi ne fii ñu jël ko bu ko askan ay nit yoo xam ne ñun ñu dëkk si dëkk bi ñu dëkk boobu suñu maam yi fi nekkoon di xeex boobu ba léegi nekk ci loolu ba au niveau tey ji ñu dem ba ne lagune bi am fu ñu koy faral la ñun duñ si gis suñu bopp chaque jour dañu lu génn si lagune bi ñun xamuñu fan lay jaar te au niveau du village suñu maam yi ñoo nekkoon si suuf si di reñee même boo gisee lagune bi nii am na jamono yoo xam ne fàtte na bu ñu ko développé pour ñu développé ko Guéréo lañu dem ñu suñu maam yi ñoo ñëw di fleur ndox mi mën a duggaat si biir
si loolu lépp aussi sunu maam yi nekk nañ ci di xeex ba tey toll fii tey ñu bëgg ñu jël def ñu benn découpage di ñu amal foo xam ne foo géróo na fa la yem ak dafa di temps yoo xam ne ñun fekk ñun du ñun sax de suñuy papa yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu jiitu na seen juddu ñoom. biodiversité bi dellu si waat na bu baax fii ci lagune bi lu toll ci juróom-ñett fukki xeetu nganaaw dellu si nañu juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay garab dellu si nañu ci wàllu jën bi moom kenn mënta wax limu jën yi nga xamante ni ñu ngi dellu si bu baax a baax ci lagune bi. jërëjëf egsi nañ ci cëppaandaw édition bi lee ñuy jaajëfal ñëpp ñi nga xam ni ñoo jàpp ci liggéey bi jëwriñ Ndiaga Seck Abdoul Aziz Thiandoum ak Moustapha Gabar Diop ma daal di jël leen nga yi nag fas yéene ko delloo Cheikh Hassana Fall ca geneen wàll ga mu wéyal programme am ak la Total di leen jox dig daje suba incha allah.